Sénégal ak mbokk bitim réew maa ngi tudd Babacar Anne nekk journaliste Dakar TV tey jii dañu ñëwoon tey seet ci ki nga xamante ni mooy Sophie Gueye nekk ndaw loo xamante ni dafa yëngatu ci benn organisation bu ñu naan les racines de l'espoir maanaam reeni xol Sophie tey lan nga yëg tey ba nga xamante ni moo waral nga ne da ngay sóobu ci ndimbal li nga def li nga nekk nii. salaamaaleykum maa ngi nuyu mbokk ñi nga xam ne dañuy seetaan DK TV yëpp di nuyu ñi nga xamante ni tamit dañuy seetaan di suivre Sophie Gueye à travers les réseaux sociaux donc comme ni nga ko waxee rek Sophie Gueye moom mooy présidente fondatrice maanaam ki jiite ak association Reenu Yaakaar donc Reenu Yaakaar ak reenu xol yëpp benn la parce que maa ngi dégg nga naan reenu xol. li yëg-yëg bi ma ci am mooy yëg-yëg bu naturel rek parce que doomu aadama boo nekkee ci àdduna normalement war nga war a mën a xam ne su la yàlla joxee benn jox ñaar sa morom mën na la dimbali bu yàlla joxee ñaar bu la yàlla joxee ñaar jox benn sa morom war nga war a mën a dimbali sa morom ci logique boobu laa topp rek ba war a xam ne sama ndaw yëpp dama ko nar a jox ci wàllu ndimbal dama ko war a dox wax ko ci wàllu ndimbal ak jaar-jaar boo jógee ci jaar-jaar tamit ak gis samay maam ak ñi ma jur ak ñi ma yar ñëpp nekk ci donc dama judd fekk ñu koy def ma perpétuer ma continuer ko rek. léegi kan mooy Sophie Gueye. Sophie Gueye benn ndawu sénégalaise la âgée de plus de 25 ans boo xamante ni dafa nekk di yëngatu ci wàllu ndimbal depuis toute petite. jàng na ba am baccalauréat am ak licence am BTS en marketing communication liggéey ci ay structures yu bëri avant muy sos association bi ñuy woowee les racines de l'espoir. année de création bi mën nañu ko xam. waaw ñu ngi ko créé en 2013 fii ci Hann Mariste. tey jii ñaata membre la association bi am. waaw association bi boo boolee membres yi nekk ci àdduna bi yëpp mët nañ 1000. léegi da ngeen am ay représentants au niveau du Sénégal ak sous-région bi aussi. waaw am nañ ay représentants au niveau du Sénégal au niveau de l'Afrique et au niveau de l'international mooy Europe États-Unis Amérique et cetera. donc on a des représentants un peu partout dans le monde. ok léegi ñu ñàkk ndaw yi nga xamante ne daf ni dañuy déglu si biti te bëgg ñëw bokk ci association bi ñoom bu ñu bëggee ñëw nan la processus adhésion la ñuy wax waaw nan lay dem. waaw ce n'est pas trop compliqué parce que bu ñu nee processus d'adhésion day protocole trop man dama naan rek Racines de l'Espoir comme association la boo xamante ni def lu baax rek ko tax a jóg fu waaye jóge ku mu mënti doon l'essentiel na sa xol yaatu rek nga mën a dimbali doomu aadama te yàlla tax di nga mën a adhérer ci association bi incha allah y a pas de condition te boo xoolee sax cotisation yi ñu ngi koy def urgence ba urgence mooy ne bu cas amee bu activité amee donc nit ki bu ñëwee rek. fekkee réunion présenté wax fi mu jóge ak li ko tax a jóg mën naa ne daanaka membre association les Racines de l'Espoir. kon nekkul ne da ngeen di cotiser chaque weer bu dee. non cotiser wuñu chaque weer bu dee fii moom cas par cas la ñuy cotiser ak yooyu ndax des fois boo defee ay cotisation du mois di nga gis ki nga xamante ni amul bu cotiser wul benn wala ñaari mois day tax mu am kirsi ba toog këram te association bi comme def lu baax rek a ko tax a jóg dañuy bëgg fu waay nekk mu mën fa jóge adhérer donc. cotiser moom vraiment du loo xamante ni ci suñu biir am na trop importance. léegi mën nañu wax ne mën nañ laaj les Racines de l'Espoir lan moo nekk rôle réellement. waaw dañu ne une association qui aide les personnes qui sont dans le besoin particulièrement les enfants malades et les enfants de la rue taxaw dimbali assister mu am assistance boo xamante ni maanaam nit ki boo ko fekkee fenn mu nekk mu am problème. nga mën ko ci fekk dox ak moom wax ceeg moom su paree mu am suivi maanaam nit ki bu jugee ci feebaram nga xool nan ngay def ak moom wala boo ko xasee ba dugal ci kër parce que da doon yalwaan nga xam nan ngay def ak moom mu bañ a doon loo xamante ni rek dafa da ngay ñëw dimbali nit ki après dem sa yoon donc loolu moo ko tax a jóg taxawu doomu aadama yi nga xamante ni vraiment seen loxo jotul seen ginnaaw wala dañoo nekk ci benn situation à temps te soxla ndimbal loolu la. est-ce que tey jii am ngeen ay partenaires yoo xamante ni dañ leen xel di dimbali soit état bi ndax ñu ngi siy dugal loxoom. donc partenariat moom vraiment amu fi amuñu partenariat ak benn structure bu fekkul des fois muy nekk temporaire peut-être benn comment dirais-je
benn structure bu ñëw bëgg nekk def partenariat ak ñun ci benn activité yooyu waaw mais amuñu ay partenaires et puis état moom vraiment gisuñu leen et mine de rien depuis 2013 ñu ngi avancé ñu ngi sant yàlla bu baax a baax. ok léegi mën nañu wax ndax da ngeen a am benn ndax mosu leen am cas boo xamante ni daf leen marqué parce que ñun tamit dañ leen xel di suivre si réseaux sociaux yi des fois dañuy gis cas yoo xamante ne dafay touchant trop ba nga xamante ni dina tax nit ki à chaque fois dafay bëgg a ñëw dimbali doomu aadama yi mais est ce que yéen mosu leen a am benn cas boo xamante ni parce que du ñàkk tamit quoi. du ñàkk doon nañ leen si daal dañ leen suivre ci réseaux sociaux yi ci Facebook bi ci fu nekk dañ leen suivre quoi est ce que loolu mosul leen a dal. waaw en fait ci wàllu SOS ak aide surtout lu jëm ci xale moom mën nañ ne saa yoo xëyee di nga am ay cas yoo xam ne da lay marqué parce que lépp lu am rapport ak xale rek yaakaar naa ne day touché nit mais ñun moom ñaari cas moo ñu gën a marqué benn bi bu Fama Sall la àdduna yëpp xam nañ ko comme ni may waxee rek ndaw la dafa war a noppaliku comme génn na àdduna mais moom la mooy ki nga xamante ni daf ñu marqué parce que dañu combattre maladie pendant 3 ans à ses côtés mu xëy génn àdduna ci anam des fois yu ñu naqare mais ñu ngi koy sante yàlla bu baax di wax fi mu nekk yàlla na ko gënal fii mu jóge te sax yàlla lu gën rek lay def ndax sonnoon na torop ak feebaram sinon cas bi kii la nu mu tudd beneen bi Mohamed la parce que rek Fama moo tax ñu xam Mohamed mu nekk bébé nekk hôpital boo xamante ni dañ ko doon waaj a génne donc Mohamed léegi am na 3 ans il va un peu partout dans le monde te loolu mën nañ ne Fama tey moo tax ndax moom bi mu dugg see ci hôpital bi mi ngi feebar mais moom moo ne ma demal nga xool bébé bii nga xam ne yaram bi der bi dafay teggeeku ndax soxla na ndimbal tey bébé boobu màgg na il a plus de 3 ans Fama génn na àdduna loolu moom ndogalu suñu borom la te si yàlla kenn du xëccoo donc ñaari cas yooyu ñoo ñu marqué kenn ki nekk fi kenn ki mi ngi ak ñun ba tey et puis tax na tamit yeneen 20 xale yoo xam ne ñu ngi souffrir maladie bi te ñun ñooy seule association boo xam ne ñu ngi traité maladie bi mi ngi tudd ichthyose congénitale wala bébé collodion donc sant yàlla à travers benn cas bu ñu marqué am nañ ci plusieurs yoo xamante ni tey ñi ngi xeex nu ñu mën pour ñoom ñu bañ a finir comme la petite femme. Sophie sa relation yi ak xale yu ndaw yi lan moo ko waral réellement. xale yu ndaw yi sama relation ak ñoom dafa nekk relation bu naturel ndax xale dafa nekk koo xamante ni yàlla da koo bind mu nekk nit bu naturel xale du tricher xale lu nekk ci moom rek léegi mooy feeñ ci kanamam donc man dama dem ba ñoom ñooy sama xarit ñoom laa am su ma toogee toute une journée gisuma ay xale wala nekk ma ay xale sax day mel ni sama journée zéro la donc man sama relation ak xale yi mën naa ne relation la boo xamante ni yàgg na ndax nekk nga xale ànd ak ay xale màgg ba toll nii ma toll nii di am yëg-yëg ne tant que nekkuma ak ay xale du ma nekk ci jàmm donc dama koy sante yàlla rek sama diggante ak ñoom dafa nekk loo xam ne dafa naturel ci kaw ñoom ñi leen suñu borom dundee ñu nekk nag ay mbindeef yoo xamante ni muuminu yàlla lañ te dañuy apporter doomu aadama ci àddunaam ci boo leen toppatoowee ci boo leen joxee seen gëdd ci boo leen joxee seen daraja ndax nag yàlla dafa gëddal xale dafa darajaal xale même bu dee léegi gis nañ ne joxuñu leen benn importance ci àdduna bi léegi. Sophie ndimbal li nga xamante ni moom ngeen joxe xale yu ndaw yeeg ñi nga xamante ni seen loxo dafa jël seen ginnaaw nan ngeen koy defee maanaam collecte de dons bi nan lay dem. ndimbal bi d'abord dañ koy reposer ci notoriété d'abord maanaam nit ñi xam la di la suivre wala nga am benn groupe de personnes boo xam ne bàyyi nañ xel ci yow bu nit ñi bàyyee xel ci yow heure boo amee benn cas danga koy ñëw solliciter leen bind ko poster ko expliquer leen ci anam yu leer nit ki lan moo ko dal wala famille bi lan la soxla wala loolu bu ko defee après ñoom ku ci nekk def ci loxoom da nga ciy jiitu nag yow mi nga xam ne yaa lancé loolu soo si jiitoo après ñoom ñu ñëw complété des fois bu méttee ñoom ñooy jiitu yow nga complété des fois ñoom kase ñu joxe des fois yow kase nga joxe loolu moom mooy ni nga xam ne noonu la ñuy procédé nit ñi ñoo ñuy dimbali tous les jours duñ ne nit ñi ñëpp la ki am ak ki ñàkk ak ñëpp vraiment ñi ñuy suivre à travers les réseaux sociaux ñi ngi def seen loxo ci liggéey. est-ce que yenn saa yi ñu ngeen bind ay lettres yi nga xamante ne ay ONG di leen ko jox pour ñu dimbali leen wala état bi parce que tamit du ñàkk. état moom moo yor ressources yëpp yéen war ngeen a dem si ñoom laaj leen
ñaan leen pour ñu dimbali leen. waaw ñun vraiment dañu nekk ñoo xamante ni bu dee da ngeen ñuy suivre ci réseaux sociaux yi sax di ngeen xam suñu kaay ni ñuy demee mais avant may ñëw ci loolu damay répondre ci wàllu lettre bi lettre ñun en général duñ ko bind dernière fois bi ñu bind lettre maa ngi fàttaliku nuit du social la loolu événement la woon ñu bind lettre pour te ay lettre d'invitation la woon donc ginnaaw loolu duñu bind ay lettre noonu di ko yónnee du parce que bëgguñu bind lettre mais tey ki nga xamante ni dafa feebar nga war koo dimbali war a bind lettre déposer ko ci benn structure wala société bu tëdd ci lalu hôpital bi di xaar nga war a xaar réponse lettre bi bay xaar loolu ñëw donc ñun dañuy préférer def jàppal ma jàpp bi def ko ci réseaux sociaux yi ku ci dal nga mën leen dimbali te yàlla tax parce que comme ni nga ko xamee amuñu fond demeewuñu dara beneen bi mooy 2013 ba 2018 gudd na gudd te état ni mu yoree koppar gi noonu la xamee liy daw ci dëkk bi seen suñu dara ump ko daray nit ñi ump ko donc ay nit lañ yoo xamante ni suñu borom moo leen jiital teg leen ci kanam mu ngi ci des fois damay wax rek je m'adresse à tous les politiciens ci ñi nekk ci àdduna damay gis ne bés bu ñu soxlaa dara ci askan bi dañuy génn jege askan bi dañuy génn jege askan bi maanaam ñoom dañuy génn di jaral ñu dem kër ak kër koñ ak koñ dëkk ak dëkk village ak village te askan bi bu ñu leen soxlaa da ngay gis ne day nekk coono di nga bind lettre di nga taxaw ci ginnaaw ay pot donc nit moo war a xam ne rek daraja ba nga am avant ak après da nga koy natt rek wala nga teg ko ci loxoy suñu borom ba tax ni koo war a dimbali nga dimbali ko koo war a defal lu baax nga defal ko lu baax donc réseaux sociaux yi comme ni nga ko xamee ñëpp dañ may suivre donc mën naa ne dañu war a jàpp ci liggéey bi moo xam état la moo xam ku mënti doon ci àdduna la avec ou sans lettre du parce que nit ki bindul lettre rek que doo ko jàppale donc loolu la ñun li tax bi ñu bind lettre li ci ëpp mooy cas ñi am ay cas d'urgence lay nekk ki nga xam ne dafa ñëw léegi doomam feebar nekk urgence du xaar lettre état ki nga xam ne dafa xëy amul lu mu lekk amul lu mu naan du xaar nga bind lettre état pour ñaan ko ndimbal te pour man nga bind lettre après loolu tamit ça ne sert à rien état jox la xaalis fekk ne xaalis bi amul fu mu jëm donc mu ngi noonu daal binduñu ay lettre defuñu dara dañuy nekk di dund spontanément ku ñëw li nga xamante ni moom nga fi fekk ñu jox la ko di ñaan yàlla tamit mi nga xam ne moo may nguur moo ñu may tey kàttan bu ñu toogee fii mooy may leneen ak leneen mu may ñu li nga xamante ni moom la ñuy jàppalee doomu aadama yi. bu ñu gisee benn cas boo xam ne dafa nekk urgence te amu leen lu ngeen ko faje wala lu ngeen ci def loolu nan la leen def réellement. daf ñuy metti torop mais bu ñu mettee tamit yàlla daf ñu defal xel ak xol pour ñuy réfléchir ak am yëg-yëg bu ñu mettee torop ñu xam ne instant yi amuñu dara nit bu ñàkk lu muy def du day génn ci mbedd bi yalwaan du day tàllal loxo bu boobaa dañuy sumbi yére nit yu diis bi ñu sol rek taxaw ci mbedd bi sol suñu t-shirt yalwaanal ñi nga xam ne amuñu arrêté oto yi ñaanal leen ba dajale somme bi ñu soxla ñu def ko wàcce suñu bopp rek xam ne fii yàlla rek moo fi yéeg yàlla rek mooy ki nga xam ne mooy moom mooy ki am daraja. Racines de l'espoir fi nekk nii lan moo nekk ay projet réellement. projet les Racines de l'espoir en ce moment gis nañ ko ñu ngi ci ñetti projet yu mag yoo xamante ni lancé nañ ko ba pare benn bi mooy le projet ñun nag buy consister à parrainer xale taalibe bi nga xam ne ndeyam ak baayam dañ ko yóbbu daara pour mu jàngi des fois mu nekk ci conditions yu baax des fois mu dal ci sëriñ boo xamante ni ragalul yàlla xale boobu dañ koy jël utal ko parrain maanaam koo xamante ni day mel ni mooy papaam ak mooy yaayam bu heure lekk jotee dina ko jox mu lekk heure naan bu jotee mu jox ko mu naan dina ko dimbali bu weer deewee dina sol yére bu heure faju jotee dina faju donc ñu ngi koy woowee ñun nag tur bi sax boo ko déggee di nga xam lan la mooy ne ñoom ci lañu bokk ci àdduna bi lañu bokk xale bu normal bu waajuram am dina dem école dina faju ñoom ñu ne ñun nag xanaa bokkuñu ci àdduna bi mooy projet bi njëkk bi beneen bi mooy projet bi nga xamante ni toujours ci wàllu école yi la parce que am na école yu bari yoo xamante ni amuñu salle d'informatique faute de moyens xale yi amuñu ordinateur yu ñuy jàngee informatique donc projet boobu ñu ngi koy def ak Racines de l'Espoir France ak Racines de l'Espoir États-Unis qui consiste à ñuy dugal fii ay ordinateur di ko yóbbu ci yenn village di ko yóbbu ci yenn écoles yi def ko fa ngir xale yi mën a am accès à l'informatique donc ñu ngi ñaan yàlla def ko ci école yu bari fii ci Sénégal bu ko defee xale yi rek bañ a sentiru comme si kumba am na ndey kumba amul ndey ci école yi
yàlla may nañu chance ñu jàngee ci ay écoles yu baax mais am na ñoo xamante ni vraiment conditions yi réunirul ñetteel bi mooy toujours concernant ndongo daara yi xale yi nga xam ne ci mbedd bi la ñuy nekk ñu ngi leen di tabaxal kër maa ngi koy wax sànq fële ci pour les retirer de la rue loolu dafa nekk ci combat boo xam ne dafay nekk retrait des enfants de la rue du ne rek nga xëy jële xale yi ci mbedd bi di wax noonu toujours da ngay am projet boo xamante ni soo leen jëlee ci mbedd bi di nga leen amal njëriñ ndax xale boo jëlee ci mbedd delloo ko ci sëriñam di nga ko sànq ndax ñoom di nga ko sànq sëriñ bi des fois ndax ku yor 20 30 xale amoo loo leen jox amoo loo leen jox ñu lekk amoo loo leen jox ñu naan nga ne ko tëyal xale bi yaa ngi lor xale bi te xamoo ko donc projet yu mel noonu mooy tax ni xale bi dina am fu mu fanaan dina am lu mu lekk dina am lu mu naan ba jour bu muy delluwaat ci waajuram wala buy màgg nga dugal ko métier mu xam lan nag lan la war a def pour mën a assurer avenir am donc ci ñetti projet phare yooyu la ñu nekk pour le moment ak yeneen yoo xam ne dañ koy garder ba ci kanam incha allah. d'accord waaw Sophie jamono ji yëpp dafa am loo xamante ni dafa lëmbe jamono ji muy sàccum xale yi. tey jii ban message nga am yow boo ci lancé. message bi may lancé si sàccum xale yi mooy ni na nit ñi delloowaat seen xel ci yàlla te xam ne àdduna dara jarul dara xale boo ko sàmmul waroo ko sànk nit ñi toll nañ foo xamante ni dañoo war a protéger ndaw yi parce que ndaw moom mooy magum ëllëg te heure boo toogee ci àdduna gisatoo ci ay mag di nga xam ne àdduna boobu du jëriñ dara dund boobu du jëriñ dara heure tamit boo toogee ci àdduna gisatoo ay ndaw dangay am benn population bu vieillir parce que amatul ndaw yu ko yor bu ñu jël xale yi di leen sànq dara jaru ko jël sa alalu àdduna wan ko nit ñi pasaree ko mu jaral la ngay jël bakken loolu la rek ndax alal boo jël ndax bakken doo ko jëriñoo te doo ci jëriñ nit alal boo xam ne bakken nga joxe ba am ko doo ci jëriñ nit dalay leer ne pour puukare la wala pour leneen te boo tàmbalee loolu danga koy continuer suñu jugee ci loolu ñuy waxat ñi nga xamante ni ñoom ñoo koy sant nit yi maama yi bu xaaba yi ñi nga xamante ni yàlla da leen a may xam-xam ba pare ñu jëmale ko ci lu bon nañ ñu épargnel suñu ndaw yi épargnel ñu xale yi ndax xale xamul dara musoo gis sëriñ bu ne sacrifier sëriñ musul am ndax dañuy protéger seen bopp musoo gis leen ñu ne leen sacrifier wal ku mel ni yow mais toujours jëlal ndaw bi jëlal innocent bi jëlal nangam ak nangam na nit ñi delloowaat seen xel te ragal yàlla beneen bi mooy askan bi nañu bàyyiwaat xel ci seen dëkkuwaay li nga xam ne musuñu koo dundee ñu bañ ko dundee duñu ay tubaab ñu gën a nekkaat benn comme ça koñ bu ne étranger bu fi duggee ñu mën a xam ne étranger dugg na fi bañ a tëj bunt yi parents yi nañu sàmm seen njaboot bu fekkul sax ngir ñoom ngir layoo bi ñu nar a layool seen borom ëllëg xale doo ko indi ci àdduna ba pare négliger ko surveiller waat xale yi bu baax ndax xalekat mooy doon magum ëllëg te bu ñu négliger ndaw tey bu ëllëgee ñoom ci suñuy tànk la ñuy topp dañuy négliger seeni ndaw wala sax est-ce que dina am ndaw yoo xamante ni dinañ mën a am temps wu jur doom ba di leen sàmm nañu sàmmaat xale yi waaye ndax xale yi ñoom ñooy magu ëllëg di massawu ñëpp ñi nga xamante ni dañoo perdre seen doom ci wàllu riirum sàccum xale wala dara di leen wax ne yàlla na leen suñu borom may xolu muñ te indiwaatal leen nu mu gën a gaawee beneen doom boo xamante ni dina couvrir vide boobu. dañuy gis cérémonie sénégalaise yi à chaque fois da ngay seetaan si télé bi ay grand théâtre da ngay gis gars yi ni ñuy jëlee seen xaalis di ko maye di ko sànni ay baat rek te di ko jox ñoo xamante ni wallaahi yellawuñ ko tey jii xaalis boobu est-ce que mëntu woon a dem seen association yi yéen wala yeneen association yoo xamante ni dañuy œuvrer pour dimbali doomu aadama yi. lu leer nga wax mais ñooñu duma leen blâmer dama leen di conseiller su ma ne duma leen blâmer mooy ne nit mooy ñàkk alalam moo xam nan la def ba am ko mooy xool fa mu koy dugal su ko neexee sax taal ko buntu Grand Théâtre mbaa buntu Sorano mais ñooñu dama leen di jox conseil yu àddina bu fekkee ki nga xam ne am na jaar-jaar ba pare ci wàllu ñàkk ba ñam luy ñàkk ba xëy am war a mën a jël alalam di ko joxe noonu en direct na xam ne que ne ay doomu aadama yu bari ñu ngi leen di suivre te ñoom duñ ci bàyyi xel hôpitaux yi dafa am télé village yi des fois ñu kur yi ba am benn télé bu ñu teg ñëpp di ko seetaanee te dafa neexul ci xol nga ñàkk ba xëy amoo loo lekk wala sa doom feebar ba nekk diggante dund ak dee nga jàkkaarloog télé zappé rek gis nit boo xamante ni mi ngi yor ay millions di ko jox noonu koo xam ne des fois sax moo la ëpp xaalis donc duma ko woowee puukare man duma xas koo xamante ni alalam moo ko moom man moomuma alalam mais dama leen di wax rek ñu bàyyi xel te it yàlla dafa able kase mayewul su la abalee alal ju toll noonu xoolal fu baax foo ko dugal
sécuriser sa alal def ko ci compte àllaaxira yi man li may woowee compte àllaaxira mooy pas bi nga xamante ni boo deewee alal jooju nit ñi partagé ko paccoo ko mu jeex mais bi nga xamante ni danga ci jëf lu baax ba soo eggee suñu borom ni la lii lu baax lii nga fi def moom laa la fay donc nañu delluwaat seen xel tuuti ci yàlla te xam ne tamit alal vraiment du pour yàq alal pour dimbali nit ñi la alal pour faj gàcce la alal pour yaraat nit la donc yàlla abalewul nit amoon na ba xëy ñàkk nit ñàkk xëy rek am ne nit ñi di bàyyi xel ci circonstance de la vie du parce que yaa ngi lekk ba suur yaa ngi naan ba màndi heure boo xëccee sa chèque am loo xoos heure boo demee banque am loo retiré que sa alal danga koy def fu la neex ndax ki la ko dénk dafa am li tax mu dénk la ko loolu daal laay jox conseil borom alal yi blâmewu ma leen ndax ku yor sa alal yaa xam foo koy dugal ak noo koy def mais nañu bàyyiwaat xel ci yàlla bàyyiwaat xel ci ñi nga xamante ni dañoo ñàkk. mbokk Sénégal ñu ngi woon fii tey ci Sophie Gueye moom lañ seet si woon tey moom mi nga xamante ni dafa nekk ndaw loo xamante ni dafay œuvrer ci social di dimbali doomu aadama yi nekk présidente de l'association les racines de l'espoir maanaam reenu yaakaar tey jii Sophie lan ngay dénk Sénégalais yi nga xamante ni ñoo lay déglu. d'abord maa ngi sant ñëpp sant leen ci déplacement bi ndax bu la yàlla mayee nga am ay caméra yàlla may la nga mën a wax askan bi dégg la danga koy jëmale ci lu baax loo xam ne mën na yee askan bi parce que yéen ay porteurs de voix ngeen bëri na doomu aadama yoo xam ne dañu yor seeni télé yor seen rajo yor seeni site internet di ci def lu leen neex di ci def loo xam ne jëriñul askan bi wala day yàq jeunesse bi mais yéen ñi ngi leen di sant bu baax ci liggéey bi ngeen di def di dénk askan bi encore une fois nii àdduna mi ngi gën a metti nit ñi ngi gën a sonn bu ñu naxante nit ñi dañu soxla ndimbal na nit ñi génn xool nan la ñuy jàppalee doomu aadama yi moo xam Sénégal la moo xam un peu partout dans le monde ndax tey boo xoolee Racines de l'Espoir dañ ko sanc Burkina Faso sanc ko Côte d'Ivoire ak yeneen pays d'Afrique du ay sénégalais ñoo ciy jëriñu ay Burkina bi ay Ivoiriens yeneen xale ñoo ciy jëriñu yeneen doomu aadama noonu la nit di jëriñee nit jëriñ boppam ci àddina di woowaat àdduna bi yépp ñu dimbali ñi nga xam ne seen loxo jotul seen ginnaaw ndax ëllëg du añ du reer du saraxe mais lu mat a sedd la te nag dëkk ci mbaax ndax maa ngi jóge Mbàkke démb benn maire vraiment âgé bi ñu ko joxee doomam ba pare dafa ne baax yomb na wante dëkk ci moo jafe ñu bàyyi baax lu bi chaque ñëw may nit dara gëj fa di dimbali nit ñi di leen suivre te xam ne loolu moom mooy njëriñu àdduna di sant ñëpp di gërëm ñëpp di nuyu membre Racines de l'Espoir yëpp di nuyu sama papa ñi nga xam ne neew fi sama yaay ñëpp vraiment di remercier waat ñi nga xamante ni ñoo nekkoon di suivre depuis émission bi merci. waaw kon ñoo ko déggandoo mbokk Sénégal ñu ngi noonu tey jii di nga ñëwoon fii seet ci ki nga xamante ni mooy Sophie Gueye am ak moom benn interview parce que dafay œuvrer ci social di dimbali doomu aadama yi ñi nga xamante ni jotul seen ginnaaw seen loxo seen ginnaaw mu leen topp di leen suivre di def si ñoom loo xamante ni ñu bari am nañ ay moyens yoo xamante ni ñoo ko te defuñu ko di jënd ay médicaments di leen ko jox di jël ay yére di leen ko di jox ay association kon Sophie ñu ngi lay gërëm di la sant bu baax a baax. ñu ngi wax tamit képp koo xamante ni dafa bëgg a jàppale Sophie ak association mën nga woote ci numéro bi nga xamante ni moom moo ko moom muy 313 00 33.